jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéen forom fàcce ko ay jafe-jafe ñu tàmbale koy nemme ko xaat ci wàllu njàng meeg njàngale mi OIS rénovation doon benn ci kuréelu syndicat yi fi nekk tey saytu ak yelleefu jàngalekat yi dañoo xëy tey ji daal di duma ubbi tegi nguur gi la ñuy sàkko mu jëfe dëppoo muy accord yi doxoon seen diggante wa ilaa moom ay yëngu-yëngu dina am ci at mi ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal ubbi tey jàng tey amul wala mënta am foofee ci diwaanu Sédhiou li ko waral nag moo di li ëpp ci daara ya fa nekk ay sàkket lañ leen defaree teg ci la fa nekk ci ay jàngalekat doyut yóbbee ndongo wayjuru ndongo ak jàngalekat ya fa nekk yëkkati seen i kàddu ñuy sàkko ci nguur gi mu gestu leen dimbali leen ci ay salle de classe ci biir xibaatam da ngeen ci dégg leeral ñu tukkee ci kii di Lamine Bayo ngir taxawu xale yu góor ñi fexe ba ñu mën a am soxna association pour la bienfaisance islamique ab ONG jël na lu ci toll ko fukki millions ak juróom suñu koppar daal di koy séddale lu ci toll ak ñeent fukki ndaw yoo xam ne nii dañoo toll ci jël soxna ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Omar Kayre kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. ci xibaar yi ay jafe-jafe ñu tàmbale koy nemmee ko xaat ci wàllu njàng meeg njàngale mi OIS rénovation doon benn ci kuréelu syndicat yi fi nekk tey saytu ak yelleefu jàngalekat yi dañoo xëy tey ji kon daal di dummuyu li nga xam ne ni moom moo di ubbi tegi nguur gi la ji sàkk mu jëfee accord muy dépôt yi nga xam ne ni jotoon nañ koy xaatim te mu doxoon seen diggante recours yi fi defoon mu ñeel njurée fi tukkee ci jongante yi fi amaloon ngir natt kuréelu syndicat yi bu gën a dis ci réew mi ñu xaat ko lu ko mooy kat ay yëngu-yëngu moom dina am ci at mi Maguette Diop mooy njiital OIS rénovation am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. état bi dafa amoon ay accords yu ñu signé depuis février 2014 defu ci dara wala boog li mu ci def bariwul. deuxièmement ñu ne ñun dañu ñoo nangu ñëpp état ak syndicat pour dem élection waaye bi ñu demee élection ba génn ci élection yi dafa am ay recours yu ñu def. recours yi nag mooy justice décidé guñ dara résultat provisoire rek moo am léegi ñoom commencé nañu tenir en compte ces résultats là ça c'est un problème ñoom justice sax daf leen waroon récuser Serigne Mbaye Thiam si boppam donc ñoom ñu ngi commencé ñu ne set ñi ñoo raw jël ñu leen neex di négocier ak ñoom loolu moom duñ ko nangu. OISRD déposé nañu suñu préavis de grève léegi nag préavis ça ne veut pas dire que sax da ngay dem grève waaye nous appelons à des négociations gouvernement bi bu ubbiwul ay négociations ñun am nañ 1 mois pour dérouler suñu plan d'action ñu xool ni ñuy def ak ku ñuy àndal donc mais ci diggante bi semaine bii ñuy wax jàng tey ubbi tey jàng tey ubbi bi waaw ñun ñu ngi laaj ñu ngi demandé ñun suñu membres yi ak képp ku ànd ak ñun wala ku gis sa bopp ci revendication yi bul dugg classe bul laal CREI avancement validation ak yooyu problème mu rappel moom souvent dañu naan jàngalekat yi dañoo bëgg xaalis mais nañ ñu ko ameel. loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Maguette Diop ubbi tey jàng tey amul wala mënta am foofee ci diwaanu Sédhiou li ko waral nag moo di li ëpp ci daara ya fa nekk ay sàkket lañ leen defaree yóbbee ndongo wayjuru ndongo ak jàngalekat ya fa nekk yëkkati seen i kàddu yu sàkku ci nguur gi mu gestu leen dimbali leen ci ay salle de classe ndax yittewul nañ ko fa lool dañuy dem ca Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. école bi mooy atum 2017 2018 ñi nga xamante ni ñoo ŋànk njàng mi ak njàngale gi lu ñu wane mooy nekk ubbi li ñuy ŋànk mooy nekk ubbi tey jàng tey dañoo bëgg mu doon dëgg waaye loolu jot faaw li nga xamante ne mooy tabaxu ñax yi nekk ci école yi ak tamit ñàkkum njàngalekat yi fii ci région Sédhiou ñu mun koo saafara. ko ci abri provisoire la ou bien abri amélioré donc fii ubbi tey jàng tey du am mun na am doo amu fii sincèrement. nguur gi war na saafaral mbir mi ndegam li nga xamante ne mooy abri provisoire yi bëri na lool suñu bërëb jàngukaay su ma fi nekkee di la koy liimal dina metti
ñaar fukk ak benn école lañ am waaye école yooyu yëpp boo ci gis lu ëpp juróomi classe yëpp ay abri provisoire lañu loolu lu muy indi dañuy teel a tëj di jeex a tijji ci mbir mu njàng bi ak njàngale mi ay rëq-rëq lay indi dina tax sa ndaw yëpp. parce que actuellement muy day continuer di taw moo tax ma ne parents yi pour ñu arrêter abri yi on va essayer ñu utiliser les locaux qui sont là 10/12 comme ça élèves yi. naaw loolu ñi nga xamante ñooy jaraaf dëkk yi ñi nga xamante dañ leen dënk dëkk bi ñoom daal bu ñu leen laaja ci seen mën-mën wax nañ daal ñu ngi jéem waaye tamit seen am dafa tuuti tax na ba léegi ci ay dëkk yu bëre di nga gis lu ëpp fanweeri école yooyu yëpp lu ci mot 50% yëpp ay néegu ñax lañu. commune abri provisoire te loolu day handicapé n'est-ce pas suñu volonté bi. maanaam léegi il faut que parents d'élèves yi ñu sawar commencé tabax abri provisoire yi pour que xale yi mën a jàng te xam nga loolu du mën a nekk du mën a gaaw noonu loolu moo tax dama ñaan gouvernement vraiment mu xool ñu vraiment mu. néegu ñax yooyu yi nga xamante ñu ngi nekk fii suñu région Sédhiou à part capitale régionale bi amul dëkk boo xamante ne amul abri provisoire loolu tax na sax fu ñu toll suñuy wax école Sédhiou dañ leen wax abri provisoire loolu lu muy indi ci rëq-rëq mooy ni que rek ci mbirum njàng bi ak njàngale bi rëq-rëq yu bëri la fay indi Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Baye. jaajëf Lamine Baye ñu ngi lay sant di la gërëm ngir nag taxawu xale yi fexe lal ba ñu door tey ji seenum njàng commune Guinaw Rail Sud jël na ay fourniture yu takku daal di koy baaxee mboolem école ya nekkee ca gox ba ndaje moomi Théodore Semedo lañ fa yebaloon élément boobee ñu ngi may xamal ne yemagul daañu ci dellu soir kon ci kanam tuuti ñaari millions ci suñuy koppar moom la nguur gi teg ci table bi fas yéene koy dampee mboolem borom kër yi nga xam ne nii TER di train express régional bëgg naa nangu seen i dëkkuwaay muy lu borom kër yi jàpp ne dafa tuuti ñaari millions mënuñu ci am terrain waxuma la kër. nguur gi daal la ñuy sàkk mu sàmmonteeg li ko yoon wax ci wàllu indemnisation defuñu ko dañuy màbbal kër yi rek ci seen njaboot ak ci seen kaw njaboot waaye xel xalaatul ci àdduna ñu leen ciy génnee Ibrahima Cissé moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Abdou Khoudoss Diallo. lañ ñu ca waxoon ni moom lañ ñu bëgg a fayee loolu ñun dañ ci musta d'accorduñ ci démb d'accorduñ ci ginnaaw suba te duñ ci musta d'accord bu ñu bëggee jël suñu kër ñu ni suuf bi 150 mètres carrés ñu ngi lay fay 2,8 francs 2,8 ñëpp xam nañ ni ku ko yore xaw ma fan ngay daano ji da nga génn dem ba ginnaaw Tamba doo fa mën a am kër doo fa mën a am terrain li ñu bëgg mooy ñu defee ko ni leen Banque mondiale waxee ni leen BAD waxee ak ni ko loi sénégalaise waxee nañu ñëw estimer suñu kër à leur juste valeur fay ñu li mu yel lool ñun du ñu jël ñu jox ñu njëgu terrain ni ñu dem leen tabax ci wala dem leen jënd ci kër xam nañ ni loolu échec lay doon ci ñun buñ ko génnee mooy sànk nañu suñu njaboot sànku nañu du ñu amati kër ba ëllëgee suñu doom yooyu nekk ci mbedd mi di taxawaalu ñu leen di ramasse di leen taxé lu nekk loolu xalaatuñ ko. li ñuy def nag mooy lépp lu nga xam ne yoon may nañu ko dañ koy def ba pare on prend la défensive dañuy toog ci suñuy kër ba gis kenn bëgg ñëw jël ay bulldozer di ñu fa génne loolu la ñuy xaar. ca demeet fa la ñuy jëm ci Ila Morphil nguur gi ña nga fesesaan loo xam ne nii buñ ci jël ay matukaay amaana musiba mu dina fa am li ko waral nag moo di seen deex ba ay gaal moo leen di jégil muy ay gaal yoo xam ne nii amuñu benn karange teg ci tamit amuñu benn des gilets de sauvetage ngir bañ nag li xewoon fu la ca Bettenty xew fa moo tax ñu sàkko ci nguur gi mu dimbali leen ci ab pont wala sax ab bac ndax yitte woon nañ ko fa lool dañuy dem ca demeet fekk fa abukan Ila Morphil maanaam enclavement bi moom mooy wéy di lor askan wi yow fii ci zone bi fu mbir mi nag maanaam gën a méttee tey moo di fii ci commune de Demet ndax ginnaaw ne bés bu nekk ci seen ravitaillement maanaam lu ñuy lekkee ca diwaanu Bogué en Mauritanie lay population de Demet di ko defee ci ay gaal yu amul benn sécurité la ñuy jaar te lii di gilet de sauvetage daanaka kenn xamu ko fii ci diwaan bi askan wi nag daal di saxu ndimbal. fii à traversée du fleuve mais nag ni ñuy jéggee si dex bi dafa wóorul dara wóoru si wóorul gaal yi amuñu moteur te baax lañ soxla fii wala au moins pont pour yombal traversée bi ndaxte
fii même waa dëkk bi à chaque fois fii la ñuy defee seen lépp fii la ñuy duggee fii la ñuy jëndee seen achat yëpp suba bu nekk plus de 1000 personnes day traversé fii c'est risqué amul benn sécurité insécurité xale yi jigéen yi ñu ëmb ñi paa yi ñoom ñëpp fii la ñuy traversé ak dex bi dex bi du dex bu ndaw dex bu mag la fii mooy fleuve Sénégal bi ngeen xam bu jógee Niger ba fii mooy bii te fii demen la fii fee mooy boggee à chaque fois fii la ñuy jaar ngir xeex ak yenn coono yu tar yu ñu jànkonteel te mbir mi mën a dem ba di leen jural musiba ci dex gi ñu indi leen benn bac mbaa ñu sampal leen benn pont mooy mbébatu askan wi. fii naam baag rek fii kay moom naam baag rek boo yeewoo suba boo bëggee dem nga dem si sareet maa nga dem ci oto boo xëyee dem Sénégal nga jël sa oto mu ren di dugg fii génn fii dem Sénégal Dakar Sénégal loolu rek laa ñaan loolu nga bëgg la ngeen defal ñu et puis ngeen def ko dron fii ak donil fii bu nawet bi ñëwee dañuy sonn man pere laa dëkk pere sori na fii mais sama mbokk ñu ngi fii laa dëkk fii laa yoroo dégg nga lu ma bëgg rek ngeen def ci baak ngeen def ci goudron. ci fàttali fii ci commune de Demet ak ay dëkk yu ko wër seen isolement bi tax na tey que ci nawet bi askan wi dañuy gën a tëju ba pare kenn du mën a jokkoo ak bitum réew fii ci Demet dans l'île à Morphil Abou Kane pour la télévision Walfadjri. ngir taxawu xale yu góor ñi fexe daal ba ñu am lii di soxna association pour la bienfaisance islamique di ab ONG jël na lu ci toll ak fukki millions ak juróom ci suñu koppar séddale ko lu ci toll ak ñeent fukki ndaw yoo xam ni dañoo toll ci am soxna kenn ku ci nekk jox nañ la lu ci toll ak juróom-ñaar fukki junni ak ñeent suñu koppar muy nag loo xam ne ni du buleen ñu koy def ndax buñ sukkandikoo ci Makhtar Fall mi njiital ONG bi mooy ñeenteelu bi yoon ñu koy amal foofee ca diwaanu Louga fa la ñuy jëm fekk fa Omar Kéré. xale bu góor bii di Moussa Bari kontaan lool gannaaw bañ ko joxee enveloppe bu 370 000 francs ngir mu mën a réaliser rêve am maanaam jël soxna. waaw ba dara xew dañuy sant waa ONG Habib di leen gërëm wàllum xaalis la ñu dàppale boo léegi lu ñu yor ñu réaliser sunu mariage. lu tolloog ñeent fukki xale yu góor ñoo bénéficié wu ci ndimbalu association pour la bienfaisance islamique bi ñu koy wax abi bii nag toll ci ñeenteelu édition bi. mariage collectif la ay jeunes yoo xam ni dañu bëgg a dugg ci néegu sëy waaye seen loxo jotul seen gannaaw alors ñu ñëw waxtaan ak ñun ñu xool jokkoo ak suñuy partenaire pour dimbali leen ba nga xam ne danañ mën a dugg ci néegu sëy. bi yàlla dogalee ñu génn dem ci pays arab yi def fa suñu étude xool ñoom ni ñuy dundee gis ni lu mel ni ñoom dañ koy organiser ak seen i jeunes ci façon bu yaatu sax yenn saa yi day egg ay 400 personnes ba 500 personnes ci benn mariage léegi nag idée boobu man ma jël ko indi ma it essayer nu ma ko implanté fii ci réew mi. ngir nag nga mën a am ci ndimbal yooyu dafa am charte yoo xamante ni moom la kuréel gii di abi teg. dañu leen di demander ñi def demande bu ko defee bu ñu defee demande rek ñu def enquête ci ñoom boo xam ne enquête ci suuf la duñ ko yëg sax xool ba xam est-ce que ñii vraiment yeyoo nañ ko yooyooñu ko ndax nit mën na wax ni aw ma fekk am na ñu xool ba xam exactement est-ce que amul seet itam ba xam exactement est-ce que dafay marié loolu itam dañ koy topp ba mu leer ba ñu xam ni ñii daal ku leen jox daañu marié bu ko defee ñu accordé ko. Matar Fall di njiital kuréel gi di abi li mu xamle moo di ñoom ndimbal li rek la ñuy andi. nun du nu nooy takk sëy yi nun du nu nooy wutal jeune bi jabar moom mooy dem waxaale ba d'accord ak ka mu bëgg a takk ñëw ci nun nu appuyer ko moom mu dem ca jàkka ja nga xam ne foofa la ndaw sa dëkk imam ba maye ko ak kilifay ndaw sa nun nu appuyer ko financièrement moom mu marié loolu rek lañ ciy def. ñëwoon nag bokk si ci xew-xew boobu responsable direction relation internationale bu ambassade du Émirats arabes unis kontaan lool ci doxalin bu nu mel di diggee sax yeneen projet yoo xamante ni réew mi dina ko seq ak ONG bi. نحن نعد الشعب السنغالي bu yiw lañu ba tax na danañu tàllal seen loxo ci bépp ndimmal boo xam ne mën nañ leen koo dimbali ci tabax ay jàkk ci gas ay teen ci ay projet de développement ci wàllu santé. المدارس وبناء المستشفيات. njàngum xale yi nga xam ne ñoo juddoo ci mariage collectif yooyu association bii di abi moo ko jël en charge Omar Kayre Louga Walfadjri.
jaajëf Omar Kayre wàllu njàng ñu desandi ci ngir taxaw xale yi fexe daal ba ñu dootee ji seen njàng commune yi Guinaw Rail Sud jël na ay fourniture yu am solo daal di koy baaxee mboolem école yi nekk ca gox ba ndaje moomee Théodore Semedo la ñu fa yebaloon. mairie Guinaw Rail Sud jagleel na ay subvention ASC yi nekk ci gox boobu jox na ndongo yu fay yeewoo ay jumtukaayu njàng. ñu daje woon tey pour joxe fourniture scolaire yi ak li nga xam ne mooy subvention aux ASC yi nga xam ne moom ñoo nekk Guinaw Rail mooy ASC Déggo Yaakaar ak Guinaw Rail ASC bu nekk jox nañ la téeméer junni ci suñu xaalis les écoles de football école de football mat nañ juróom-benn bu ne jox nañ la fukki junni ak juróom pour jàppale ci seen matériel yu seetaan ñu war a def am nañu aussi ñaari dojo kalaate jox nañu kon gu ne ñaar fukki junni boo xoolee presque mat na presque 3 millions. Donc loolu la ñu génne woon ci école yi aussi jënd nañ presque 27000 cahiers jox ko école Oumar Dia Diouf école APIX ak vraiment CEM bi nga xam ne moo fi nekk. jëfin boobu de ñiy yëngatu ci njàng bi ak ASC yi nekk ci gox bi di ko rafetlu. appréciation bi ñoom c'est incommensurable parce que déjà octroyé nañu 400 000 francs yoo xam ne versé nañ ko déjà dans le compte. booy ubbi tey jàng tey dafa ñëw à son heure. ñëw aussi en quantité en qualité et dans un moment opportun ubbi tey jàngi tey bi ñuy wax ma ne ñun dinañ ko traduire def ko ubbi tey jàng tey ba faw. dañuy rafetlu ndaje bi ñu ngi maire woo pour que jox ñu ñun ASC yi subvention ci tout collectif des ASC de Guinaw Rail Sud ñi sama frère yi nga xam ne ñoo taxaw ñu ngi remercier le maire bu baax a baax. ci ndaje boobu nga xam ne bëri na woon trop ñu fa ñëwoon xibaar bi nga xam ne dañoo dégg dañuy jël ay ndongo jóge lycée Mame Yéli Badiane andi leen école APIX jaaxal nag ñi fa nekk ñoom ba tey ñu daal di yëkkati seen kàddu ne bëgg nañ fi yëg ay at yi di ñëw Guinaw Rail Sud daal di am lycée. besoin la parce que déjà école bi ubbi ren rek muy école élémentaire bi dafa def résultat yoo xam ne école yi nga xam ne yàgg nañ fi nekk fii Guinaw Rail amuñu résultat bi mu am tey donc lycée bi il faut forcément ñu xaar ko parce que on a des attentes franchement ci CM APIX bi aussi. li ñu ci xaw a déplorer tuuti rek mooy ni ñu ko indee parce que quand même Sénégal am na ministère de l'éducation nationale dagg na ko ay pàcc Pikine am na instruction bu fi nekk am na IA fi nekk waaye nag loolu tekkiwul rek ne da ngay xëy rek jël ay élèves toll noonu rek indi ko dans une localité ñun aussi nous sommes des élus éducation compétence transfert la bu ko ministère day def wala IA wala ñoom ñu koy def war nañ waxtaan ak ñun parce que suñu dëkk lañ koy indi si suñu école lañ koy indi ñun aussi école yooyu dafa am lu ñu fa war maanaam ñun ñoo joxe fourniture scolaire yi ñun ñoo joxe créé bien vrai que sax ñoom xëy na mën nañ ko def si seen façon mais en tout cas li gënoon rafet mooy ci wàllu lu ñu bokk ñu waxtaane ko léegi ñooñu bu ñu ko defee ñu jël 800 élèves indi ko est-ce que léegi ñun ëllëg fii ak 1 an 2 ans est-ce que ñun dañu am sax place bu ñu jàngee ci sunu école yooyu. mu am 24 quartiers lu toll ci 115 hectares Guinaw Rail Sud nekk bokk moomeel bu am 38 000 habitants ki doon ko yéen fii si diwaanu Guinaw Rail Sud Théodore Semedo pour Walfadjri. jaajëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di la gërëm waxi tamit ci waa ji nga xam moo faatoon kii di Issa Koné nekkoon nag chef d'agence compagnie de transport Waraba Balel nekk fële ci diwaanu Bakel dañ ko jàppoon nag daal di koy faat ci anam bu doy waar waaye ji ko faat nag nee nañu mu ngi wékkoon ci amangorndo yi teg nañu ko loxo nag ci benn gox bu ñuy naan Tabali ma nga nekkee fële ci diwaanu Mali moom waa ji nag ci jamono ji may àddu ngeen di teewlu mi ngi ci loxol gendarme yi ñu tëyee lu jëm kon ci xibaar bi daañu ci dellu soit ak suñu naatangoo bi di Alassane Diallo kon mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Khady Sylla lañ ci àndal. fële ci république démocratique du Congo fukk ak benn doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak ñaar daal di réer mbéy ginnaaw ay song yu ñu amal ca gox googu nga xam ne mooy Mboon te nekk ca wetu Nord Kivu attaques yi nga xamante ne ñu ngi njott ñi ay rebelle ougandais ñoo def ñaawteef bi ci guddi dimanche jàpp lundi fu mu toll nii ñu ngi wéyal enquête ngir mën a teg loxo ñu def ñaawteef bi.
tey ci Nigéria dinañu àtte ñi nga xam ni dañoo njort dañoo bokk ci groupe terroriste bii di Boko Haram te ñu tegoon leen loxo ci at yi ñu génn ku xamal li ni mel mooy ministre de la justice nigériane bu ne dinañ leen àtte waaye day nekk ci ay camp militaire la ñuy amal li nga xam ne mooy àtte yooyu sax ci secret bu mat sëkk ba benn journaliste duñ ko daal di may mu daal di ci dugg wala sax mu daal di fësal xibaar boobu loolu ay avocat daal di ko ñaawlu ndax gis nañ ni buñ demee bay àtte ñi nga xam ne dañ leen di tuumaal ni dañoo bokk ci groupe jihadiste bii di Boko Haram dañ ko war a daal di fësal ba média bi daal di ci am ay xibaar yu leer bu ko defee communauté internationale bi daal di xam ni amul parparloo lépp la ñu teg ci yoon ndaxte pression internationale bi ci Nigéria ngi mu atte ñi nga xam ne ay ñetti at lañ leen tegoon loxo jamono ji fësoon na looloo taxoon sax ñu daal di jël ndogal ñi léegi ku nekk di nga xam ni wànnante du mujjee ki gëtam. diggante États-Unis ak Turquie ñi ngi gën a ñagas fu mu toll nii ñaari réew yi ku nekk jël nga ndogal ni di nga dakkal li nga xam ne mooy délivrance visa yi jamono ji américains yi nee nañu gis nañ ni mission diplomatique ya nekk ci réew moom di Turquie autorité Turquie ci boppam ñoŋaluñu benn yoon li nga xam ne mooy seen mbirum sécurité loola tax sax ñu daal di jël dogal dakkal li nga xam ne mooy may visa yi ñu nemmeeku woon ci dëkkaan yi waaye dafa mel ni Recep Tayyip Erdogan daal di leen fekk si ci ñoom seen dogal bi ndax moom it nee na citoyen américain yi kenn dootu ko mayeti visa ngir mu daal di dugg foofu ca Istanbul loolu daal di gën a ñëwaat dooleeku si diggante bu ñagas bi depuis 2016 te nga xam ni Istanbul dafa yottoon ni kii di Fethullah Gülen moo fa amaloon lii di Atatürk manqué bi ba mu ñaanoon États-Unis ngir mu daal di ko extrader États-Unis daal di bañoon li ni mel depuis boobu ba léegi ca 2016 lañu seetlu ni seen diggante ñaari réew mi neexul benn yoon waaye dafa mel ni visa bi nga xam ne ñaari njëkk yi ku nekk wax nga ni dootoo ko mayeti sa morom gën naa dooleeku si ci problème yi nekk seen diggante. tàggat yaram Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si àndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar. tàmbale ko wàllu basket coupe du Sénégal. Seydina Omar Ba AS Douane moom moo jël coupe du Sénégal ci wàllu góor yi ci li nga xam ne mooy basket démb ci stadium Marius Ndiaye daan Duc daan ko li nga xam ne moom mooy juróom-benn fukki poñ ak ñaar ci ñeent fukki poñ ak juróom-ñett. nekk match boo xam ne bu metti la woon ci 4e quart-temps bi la AS Douane wane boppam damay def rek dégtal leen kii di tàggat équipe Douane bi di Mamadou Gueye paa bi ñu déglu ko ci micro Nafi Amar. écoute mënu ma wax ne duggee man du ma duggee tant que match bi jeexul yaakaaruma ne match boobu noonu jeex dégg nañ ma li doxul woon rek mooy dañu manqué woon connexion entre ñun parce que dañu toog lu yàgg joué wuñu maintenant daal di waxtaan ak ñoom yeewaat leen si ay xel ñu xam ne suñu gagné pété bi di leen dugg si histoire du basket di leen dugg si histoire du Douane et puis voilà booy yi daal di fekkatuwaat gën a concentré wu gën a def rigueur ak abnégation daal di gagné match. kookoo doon Mamadou Gueye paa bi di tàggat équipe bu ki nga xam ne mooy AS Douane équipe bi ñu daan di Duc. équipe bu université Cheikh Anta Diop ñoom nag fu mu nekk nii lii seen entraîneur ñu koy wax parfait adjuvant li muy ñaawlu moom mooy daf ci amoon ay joueurs yoo xam ne maanaam dañoo gedd mu jël ay ndaw ñu ñëw jouer final bi ba tax na ñoom daal mu ngi leen di gërëm di leen di sant ci match bu rëy bi ñu def ndéem dañ leen daan ñu déglu parfait adjuvant ci micro Nafi Amar. yàlla sant yàlla. sargal équipe bi gagné quand même parce que ñu ngi doon joué équipe yoo xam ne moo nekkoon mooy champion Sénégal équipe boo xam ne wane na mérité na victoire boobu ñun dañu ñëwoon en outsider mënoon nañ am match bi on a mis des stratégies pour les faire douter on l'a eu boo xoolee score bi détaché wu ñu benn yoon. troisième quart-temps ñëw nañu mené 1 point quatrième quart-temps mené ba 1 point c'est là où on a pu scorer parce que on avait 2 fois la balle pour mener 3 points pour les enfoncer mais. erreur de jeunesse jeune bi bu ko scoré ça sont des trucs qui arrivent et quand même je ne vais pas le blâmer moi je pense qu'ils ont été ñoom li may wax mooy maa ngi leen di remercier jeunes yi parce que ñoom xàddiwuñu ñoom ñi nga xam ne stagiaires yi daan ñoon joué entraînement sa bande daan ñoo ñëw ñoom ñoo wane ñoom ñoo ñëw joué wane nañ quand même wute nag ñeneen ñoo xam ne dañoo démissionné. ñu wéy ba tey ci wàllu tàggat yaram volleyball championnat d'Afrique yi fan lañ ci toll.
Seydina Omar Ba sunu gaynde yu jigéen ñi ca fële ca Cameroun foofu ñuy amal championnat d'Afrique bu volleyball ñoom nag dañu am match bu rëy tey jii bu ñeenti waxtu jotee ndaxte daje ak Tunisie faaw ñu gagné bu ñu bëggee maanaam qualifié deuxième tour mu nekk match bu rëy démb nag Kenya da leen daan leen ñetti set ci dara mu nekk défaite boo xam ne moo xaw a compliqué seeni ay mbir ñu déglu ki leen di tàggat di Amadou Sène bi ñu ko jotee tey ci suba ca Cameroun ñu déglu li mu wax. alhamdulilah rabil alamin xale yi joué nañ seen match tey contre Kenya mu nekkoon match bu metti lool xamoon nañ ko waaye liñ ci rafetlu mooy que ne à chaque fois Sénégal tamit moo doon jiital waa Kenya maanaam xale yi wane nañ que ne am nañ capacité pour mën a ñëw ci équipe bu mag comme équipe bu Kenya nga xam ne nekk na 9 fois champion d'Afrique waaw li nga xam ne moo ci ñagas te moo ñu indi jafe-jafe maanaam ci deuxième set bi maanaam ñaareelu partie bi Sénégal moo jiitu woon Kenya di ko dalee 24 maanaam ñaar fukki poñ ak ñeent Kenya am fukki poñ ak juróom-ñeent alors léegi Sénégal benn point la soxla woon pour mën a gagner set boobu mais yàlla def na point boobu jotul ñëw ba Kenya ñëwaat fekk suñu jafe-jafe boobu nag li ko waral maanaam ki nga xam ne mooy passeurs yi man dafa soxla woon génn tuuti pour mën a dellu si waat ci match bi mais pour ñu mën a def changement boobu daanaka mënuñu ko woon def parce que suñu passeur titulaire bi dafa gaañu ci premier match bi contre Congo donc kiné bi ne mënul jouer il faut que ñu noppal ko tuuti bu dee dañ ko bëgg a récupérer ci compétition bi ci li ci des bon li am solo bon ñu ngi ciy jéem a concentré wu maanaam mooy match suba bi di suñu diggante ak Tunisie am na solo trop pour ñu gagner match boobu parce que loolu mooy mën a tax ñu mën a continuer compétition bi mën a yaakaar dem ci deuxième tour bi bon ñu ngi wàkkilu fa yàlla rek di. mu nga ko loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Amadou Sène ñu wéy ba tey ci wàllu tàggat yaram wax ci wàllu tir. waaw Seydina Omar Ba yow amoo fetal ba tax na fu mu nekk nii compétition yooyu doo ci mën a bokk bi amoon fële ca camp gendarmerie bu Wakam ca champ de tir boobu ñu ngi doon jeexal seen saison ñooñu waa fédération sénégalaise bu tir ba tax na ki jiite fédération boobu di Mamadou Ba moom nee na dinañ jéem nag def lépp ba nga xam ne ñëpp di bokk ci compétition yooyu ñu déglu ko ci micro Mamoun Gassama. Monsieur le ministre nee na que dinañu jàppale pour que ñi xam ne que amuñu woon moyen pour tirer au fusil li ñuy wax le skeet et autre chose nee na dina ñu utal benn subvention boo xam ne dinañu mën a jënd ay armes yoo xam ne bu ñu déceler l'élite ñu jël leen affecté leen ay armes parce que il faut savoir que dans le tir une arme elle est individuelle arme boo ko amee da nga koy régler ci sa morphologie te école de tir bi ñu ngi commencé jël ay xale yu jógee ci ay 9 ans ba 15 ans ñu ngi leen di initier parce que bu soobee yàlla bu ñu demee ba xam ne que gis nañu ñi xam ne que jar nañ ko ñu jël leen former leen ndànk-ndànk topp leen pour en faire les futurs tireurs de l'équipe nationale du Sénégal. On a le championnat d'Afrique, mais championnat d'Afrique c'est en 2019 en Algérie. Donc année bi il y a des échéances mais au niveau international. Et yooyu itam nous avons un calendrier fédéral boo xam ne malheureusement directeur technique national bi nekku fii mais am nañu au moins ñeenti sorties ñu war a def en international. Donc yooyu kooku moom mooy les prochaines échéances. Cheikh xibaar tàggat yaram dañu koy jeexal ak wàllu nawetaan dem ba fële ci diwaanu Sédhiou. ASC Mewe waaw moom moo daan ASC Ajab bu Wandifa benn bal ci dara ci finale départementale bu Bunkiling reportage Lamine Bayo. mu tàggat yaram ODCAV bu Bunkiling jot na def li nga xamante ne mooy finalam ñi nga xamante ne ñoo amoon noonu def njogante gi mooy ASC Bunkiling mu sol lu jaune boole ci ASC Wandifa sol li nga xamante ne mooy couleur mauve ci
naaj bu tàng jir lañ ni ndaw yoo xamante ku ci ne wan moom li mu mën ak pas-pasam waaye bu ñu commencé li nga xamante mooy parti ASC yooyu ku ci ne wan na moom daal moom fu ñu toll nii ñëwal pour caaxaan dafa ñëw pour jël coupe bi wande fa bu ko jël benn bi Bounkiling jëloon ko daaw bul won ne moom ba léegi moo fi taxaw bu ñu jógee ci mi-temps bi ASC Bounkiling daal di am benn bal ci dara waaye ci loolu wan nañ ne ku ci ne daal di wan na man-mënam mu tax di wan ni am ñoo xamante ñi ñàkk ay bal parce que phase départementale ñu bëre ci joueurs yi temps de repos dañ koy ñàkk parce que dañuy joué tey ci la si ñu joué waat waaye tamit wan ne que rek Bounkiling engagé no parti boobu mu am benn bal ci dara noonu la demee ba final bi mu jeex ñi nga xamante nekkoon nañ fa di leen jot a yëkkati ci comme kàddu di woon ni que ren ji phase départementale yi daal am nañ ci benn yaakaar boo xamante ni xeex xuloo ngaayoo bëriwu ci wuteeg année yoo xamante ni année yu njëkk yi nga xamante ni phase bi sax lañ ko doon tuxal Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Baye. jërëjëf Lamine Bayo loolu nag mu jeexal xibaaru tàggat yaram yi jërëjëf. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci ñaar lu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm am ñu newatul ci jàmm ndax jàngoro cancer ga leen lottal doon lu yéen kaabir Walf Quotidien xëy gëstu di ñu xamal ne jàngoro cancer jur na loraange ci askan wi bu ñu sukkandikoo ci waa kër docteur jot nañoo alerté jot nañoo dànkaafu askan wi seen kàddu ci biir yéen kaabir Walf Quotidien bu ñu sukkandikoo ci docteur Nafissatou Ndiaye Ba mi ñu fàttali ne bu njëkk ne semaine bu jot daawoon nañ ci faj lu tolloog benn doomi aadama gu amee jàngoro cancer waaye léegi bés bu jot daañ ci faj lu tolloog fukki doomi aadama docteur Nafissatou Ndiaye Ba ne bu ñu deful ndànk filek ay at dootuñu waxu urgence waaye bakkan yu rot ndax ci xayma li mu doomi aadama yi faatu ci jàngoro cancer tàmbale naa takku Walf Quotidien xëy taataan ñi amee jàngoro cancer ak naka lañ koy dundee bu ñu sukkandikoo ci Silveria Diouk mi jàngoro cancer daaneel ci atum 2015 gi ñu weesu Silveria Diouk ne keroog la adunaam tukki keroog bi ko waa kër docteur xamale ne cancer la am fa la jóge tàqalikook nelaw jommi jomet dara safatu ko ci àddina keneen ku dara safatul di soxna si di Dior Kassé mi wax ne ci atum 2009 gi ñu weesu la am jàngoro gi di cancer waaye booba tey jafe-jafe yu tar la ci dund Dior Kassé jot naa ñaawlu niñ leen di taxawoo ci hôpital yi ak jafe-jafe ya ñuy dund yéen kaabi di l'Observateur ne li am ba des mooy dossier Karim Wade pënd me wureegu ca gannaaw ñaxtu avocat nguur gi ngir sàkku seen payoor yéen kaabi di l'Observateur ne payoor googee Abdoulaye Wade andu ci moom maître Abdoulaye Wade ma ngay défendre Macky Sall xamal ko ne yooyu le avocat nguur gi mission ba ngi leen santoon dañ caa lajj dem nañu Genève lajj ci dossier Karim Wade dem ca France lajj ci dossier Karim Wade maître Abdoulaye gis ne jaaduwul njiitu réew mi Macky Sall di yëkkati alalu réew mi di ko jox yooyu le avocat nguur gi dara warul ci ñoom lu dul kalaame leen ci yoon topp leen ci alal gu lewul ak moomeel gu lewul maanaam enrichissement illicite Abdoulaye Wade gis ne jaroon na sax askan wi xaatim ab pétition bu jaree ñu wàcc ci mbedd mi ñaxtu ngir bañ yooyu la avocat ñu jox leen kenn ku ne ci ñoom lu toll ci juróom-ñaari téeméeri million ak juróom fukk di alalu askan wi di alalu réew mi maître Abdoulaye Wade ne koppar googule xejoon na ci fay jàngalekat yi ba ci payooru jàngalekat yi ne ci université yi sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ne bu mu fay dara bu mu fay tus yooyu la avocat nguur gi yéen kabi di la témoin xëy dalal avocat Karim Wade di maître Amadou Sall leeral ne njiitu réew mi Macky Sall ragalul kenn ku dul Karim Wade tax mu gàddaayaloo ko réew mi tax mu bëgg a salfañe lii di ëllëgu Karim Wade ci géopolitique bi maître Amadou Sall ne njiitu réew mi Macky Sall dem na ba ngemb ay magistrat ngir ñu gàntal Karim Wade mu bañ a bokk ci élection présidentielle 2019 maître El Hadji Amadou Sall ne Karim Wade mile amul lenn lu ko mun a tere mu bokk ci yooyu la wote tànneefu njiitu réew ndax amul fenn fu ko yoon gàkkal ganuk yéen a di Le Quotidien di professeur Babacar Gueye bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xëy di xamle ne njiitu réew mi Macky Sall bu weesoo élection présidentielle 2019 weesoo élection présidentielle 2024 njiitu réew mi Macky Sall mun na dagaan baatu askan wi ngir am ñetteelu mandaam ci boppu réew mi professeur Babacar Gueye ne fu mu ko teg bokk na ca ne ci constitution gi ñu weesu jotuñoo bàyyi xel poñ gi ni mel maanaam mandat juróom-ñaari atu njiitu réew mi Macky Sall yi mu defagum ci boppu réew mi duñ ko kontewaale te bu weesoo atum 2019 gi ñu jëm bu ko neexee 2024 mu sampaat ndëndëm doon candidat ndax constitution bee ko ko may
yi Le Quotidien ca la coow li tàmbale fës ay kaddu jibee fu ne dal ci professeur Babacar Gueye waaye maa ngi cay leeral ci biir yéenekaay bi ne la mu wax tënku ko fenn fu dul ci constitution beeg na mu bindoo ak na muy doxee ne amul fenn fu mu gis ci constitution bi ne lii di mandat juróom-ñaari atu njiitu réew mi Macky Sall mooy mandat bu njëkk ci ñaari mandat yi mu war a def amul fenn fu ko constitution bi feeñal professeur Babacar Gueye ne su boobaa njiitu réew mi Macky Sall doonaat candidat ci élection présidentielle 2024 te du jaar ci référendum ndax constitution bee ko daganal professeur Babacar Gueye ne bile poñ dañ ko fàtte càmbar ak gestoog jubanti ci référendum mars 2016 gi ñu weesu yéene kaa bi di réew mi quotidien bu weesoo nguurug Abdoulaye Wade ga woon lii di coowal troisième mandat feeñati na ci nguurug Macky Sall yéene kaa bi gis ne njuumali rombagul Sénégal ñu dem ci yéene kaa bi di Zoom Info mi ñu gestul la xew ca poste ak bor gañu ne moom la amee ci trésor public toll ci téeméeri milliards ak juróom fukk yéene kaa bi ne OFNAC jot naa feeñal lu yàggul doxalin gu jaarul ci yoon ca poste tey FMI ak IGF jot nañ ko déggal jot nañoo doggali Siré Dia njiital poste ci doxalin gu awul ci yoon yéene kaa bi di enquête ne tey la ubbi tëb l'école bi tey la ndongo yi maanaam élèves yi fas yéene awaat ci yoonu école ubbi tey jàng tey ndax dañ ko matalam déet yéene kaa bi xëy ci amal gëstu li ci sooxee bokk na ca école yu bari ndox mi nangu leen bu dee ca CM Martyr Seck ma ne ca Caaroy ubbi tey jàng tey mënu fa sotti ndax élèves ya bindoogul ay kàddoom ci enquête kii di Khady Diop Mbodj njiital enseignement élémentaire daal dina sàkku ne ci année scolaire bi na waajur yi gunge seen doom ci école yi yéene kaa bi di Vox Populi ne ubbi tëb l'école gile am na ci ay jàngalekat yu ko talul bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Ndoye njiital CUSEMS gis na at mu jot ñay faatu ci ay jàngalekat lim nga takku na dara waralu ko lu dul coono ak stress ak jafe-jafe àddina Abdoulaye Ndoye ne école gaa ngi nii di dundu jafe-jafe limu jàngalekat yi matuñu nguur gi recruté tul mënuñu wax njàngale bu mucc ayib te nguur gi du sàmmonteeg ay digéem mënuñu wax njàngale bu mucc ayib te jàngalekat bi jàngale lu tolloog fanweeri at bëgg a toog lu tolloog fukki weer yu mu jotul pension Abdoulaye Ndoye ne dafa jaaduwul te dootul yàgg dañu déposer préavis de grève maanaam soobuwaat ci yëngu-yëngal yéen a bi di l'évidence ne aéroport international Blaise Diagne ba ne ca Diass tàmbali naa yëngu ca kañ ko war a tuddee yéen a bi di ñu fàttali ne te moo ne de njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade moo tànnoon kii di Blaise Diagne daal di ko tuddee googule aéroport yéen a bi sampap laaj ndax ci diggante Blaise Diagne ak Abdoulaye Wade kan moo gën a yeyoo ci ñoom ñaar ñu tuddee la aéroport bu Diass direct info direct la def wutali toolu Xelkom ya yéen a bi ne lañ fa góob ren mosuñu ko faa góob jaru ngi ñu denk wàllu mbéy mi Pape Abdoulaye Seck jot naa rafetlu ak sargal liggéey ba ñu def ca Xelkom ne léegi Xelkom googule bokk na ci agenda gouvernement bi yéen a bi di libération xëy wutali Moscou yéen a bi ne neexul ba neexul waaye gaynde yi jege nañu lool Moscou gannaaw ñaari bal ci dara gañu dóor Cap Vert yéen a bi ne gaynde gii di Mbaye Niang gënoon caa ràññeeku lool ci googule match las ne daanaka gaynde yi yegg nañ ca Russie yéen a bi di Les Échos ne ñaari poñ donga leen dese ñu teg seen tànk ca Russie 2018 yéen a bi di 24 heures ne dëkk bii di Fasaaxoor jàpp fa oy ba Mbexuraan ca diwaanu Fatick tiis la ñu yendoo démb ab gaal moo suux diggante fa oy ak Fasaaxoor bellu toll ci juróom benn doomi aadama faatu ca yéen a ne googule gaal ma nga toppoon geneen ku yeboon ab néew gañu doon yóbbu ca Saaxoor beneen gaal ba ko ñaareeloon te yeboon lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak juróom moo daal di suux ca yoon wa bellu tolloog juróom benn bakkan rot ca am ñu ca fekk baax ca Saaxoor ña ca des fekk baax ca Mbexuraan jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokk yi lii moo nekkoon li frussé woon ci wàllu xibaar di sant gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ni ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb mu cugu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askan wi sunu gaal ñu yendoog jàmm